dal leen ak jàmm ci xibaar yi lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi fukki doomi àddama ak ñeent ñoo dolleeku ci lim gu fi jotaamee li di coronavirus bi fukk la ñu faj tey ba ñu wër amul kenn ku si ñàkk bakkanam bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu ñu biral ni ki tey ci altine ji police daal dinay teg loxo lu tollook fukki doomu aadama gannaaw rek ba ñu saisiré lu tollook benn milliard suñuy koppar si wàllum ay faux billets fukki doomu aadama yu ñu jot a teg loxo ci réseau boobee sax bokk na si benn célébrité maanaam benn nit ku siiw lool. mbirum Oba daañu si àddu ñu génnee ko kaso yàggul dara mu daal di fay delluwaat moom moomee nag dañ ko génnee rek muy vengé wu ci nijaayam ba nga xamante ne nii moo ko porté woon plainte taxoon rek ñu nëbbu ko jant bi moom nag Oba deful rek lu dul jël doomam bu am ñeenti at daal di koy faat bu ñaaw lool. mbirum Serigne Modou Kara tamit danañu si àddu ak rek ñi nga xamante ne ni ñoo di waa gendarmerie gannaaw ba ñu wàccee si seen centre de redressement yi nga xamante ne ni moom la Kara installé ci banlieue bi daal di teg loxo rek gestionnaire yeeg éducateur yëpp lim gi yëpp si ñaata la toll ñooñu teg loxo danañ leen koo xamal ak bépp détail bu si tukkee rek ci kër yooyee Kara nga xamante ni dafa doon def ay doomu aadama lépp rek danañ leen ko gën a yaatalal ci kanam tuuti lay doon. mbir mu ñëpp di ñaawlu la ñu nemmeeku ci assemblée nationale ay saaganteek xeex gu métti lool moo fa am rek ci diggante ñaari député di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bu bokk gis-gis ak rek naataangoom bile di Alioune Badara Diouf bu APR. ba tey rek ci langue politique gi luñ si wax dina si bokk mbirum Déthié Fall ak Idrissa Seck Déthié Fall nag daal dinay tontu rek Idrissa Seck am yenn kaddu ya nga xamante ne ni daf ko weddi ba mu set. présentatrice bu ñuy wax Fia moom nag daal dinay choqué ñu bëri bés yi si internet yi gannaaw rek émission ba mu doon def ak Lirou Diane moom nag na mu comporté woo ak rek na mu doon doxalee danañ leen ko xamal ci bu ñuy yaatal nga xamante ne ni moo attiré attention yi ba tax rek ñu bëri daal di choqué wu ci na nga xamante ne ni noonu la doon doxalee loolu yëpp bu yembee ñu toftal si tàggat yaram wax rek ci xibaar bu nakkari bi nga xamante ne ni moo tàbbi démb ci dibeer bi ci monde football bi di rek génn àdduna ancien footballeur sénégalais bi di Pape Bouba Diop lu mbokkam yi xamle ci moom ak rek lu ñeel feebar bi nga xamante ne ni moo ko yóbbu lépp danañ leen koo xamal laata rek ñuy tëjee xibaar yi ak mbirum làmb lu ñeel rek combat si diggante ki nga xamante ne ni mooy Ama Baldé ak Modou Lo li moo ci gën a fës yaatal yi ginnaaw bàkk bi lay doon. mu nga ak bàkk ba jib na nuyu nañ leen di leen jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz ngir taataan seeni ay xibaar mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal comme nuñ ko tàmm di defee bu ñu sukkandikoo ci ministère bu gàlloo wàllum wérgu yaram wi tey juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaari doomu aadama la ñu testé fukk ak ñeent yi ñoo ci amee coronavirus bi ñeent yi dañu leen rek wàll juróom-ñeent yi di ay cas communautaire fukk faj nañ leen ba ñu wër tey juróom-benn sonn nañu ba ñu nga sauvetage waaye nag amul kenn ka nga xamante ne ni ñàkk na bakkanam ci mbas mi ci communiqué buñ ñu fësalal niki tey ci altine ji ba ñu amee nag suñu kaa bu njëkk ci bile feebar ba jamono ji may waxee ak yéen fukki junne doomi aadama ak juróom-benn ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo fi jot a amee bile feebar ci ñoom ñooñee nag fukki junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar faj nañ leen ci ba ñu wër ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan jamono ji lee may waxee ak yéen téeméeri doomi aadama ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo tëdd rek ci bërëbu fajukaay yi yore bile feebar di coronavirus bi ñu leen ci traité. comme ni ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi police daal dinay teg loxo lu tolloo ko fukki doomu aadama gannaaw ba ñu saisiré rek lu tolloo ko benn milliard ci suñu koppar ci ay faux billets bu ñu sukkandikoo ci journal bi di observateur bu biral xibaar bi ay éléments wu brigade de recherche bu commissariat bu 4e arrondissement bu Médina moo démantelé rek réseau bu yaatu boobee di yëngu ci wàllum trafic faux billets ak rek somme bu takku lool bu ñu xayma ci njëgu benn milliard ci suñuy koppar ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci journal bi ci fukki doomu aadama yu ñu jot a teg loxo bokk na ci sax benn célébrité maanaam rek kenn ku siiw lool élément enquêteur yu nekk nag foofee ca Médina dañoo njëkk rek def ay saytu am ay renseignement yi ñu def rek laata ñu leen di teg loxo bu weesoo nag faux billets yi enquêteurs yi daal dina ñuy rek teg tamit loxo arsenal bu am solo bu ñu doon jëfandikoo ñañu jot a arrêté nag ñu ngi leen téye rek ngir association de malfaiteurs ak rek confection de fausses devises en vue de mise en circulation
communication. Matériel bu ñu saisir yëpp nag dañu ko sele rek ngir lu ñeel enquête bu ñuy wëyandi ngir rek mën a tamit teg loxo ñeneen ña nga xamante ne ni njortu nañ ñi dañoo bokk ci boobule réseau. Accident bu yéeme moo am niki démb ci ay booru 20h maanaam juróom-ñetti waxtu ci guddi ca village bu Guet Ardo. Benn auto particulier bu ñu immatriculé DL 5770E jógee ko woon rek ca dëkk bu sell boobee di Touba doon dem Louga moo mbëkk benn charrette bu ñu takkoon ñetti mbaam. Charrette ba doon daw nag ci lëndëm wa teeluloon a gis rek auto bi nga xamante ne ni tamit da doon daw xël ci noonu nag la ñu mbëkkante ñaari doomu aadama ñàkk ca seen bakkan ci saa si. Ñetti voyageur jëlee si ay gaañu yu métti lool te doy waar. Ñetti mbaam ya ñu takkoon charrette ba nag yëpp dee. Ñaari doomu aadama ya nga xamante ne ñoo si ñàkk seen bakkan ak ña sa jëlee ay gaañu hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye la ñu leen dal di yóbbu gendarmerie bu Koki ubbi na si enquête. ñu génnee ko ci kaso gi bu yàggul dara ca Kébémer Oba yàggul rek ci biti laata muy delluwaat ca kaso ga. Moom nag ba ñu ko libéré da doon vengé wu rek si nijaayam bu ko porté woon plainte ngir menace de mort tax rek ñu tegoon ko loxo. Moom nag Oba deful rek lu dul jël doom bu góoru nijaayam bi nga xamante ne ni ñeenti at képp la am daal di koy faat bu ñaaw lool la ko faat gannaaw rek ba mu ko daggatee ak jaasi. Maamu xale bi sax moo yem rek ci mbir mi si noonee mu daal di yuuxu ba fu baatam toll. Villageois yëpp daal di ñëw waaye si noonu nag la Oba dawee jublu ca àll ba laata rek ay élément wu brigade gendarmerie bu Daaru Musti di koy teg loxo. Ba mu janook enquêteurs yi nag moom moomee di Oba weddiwul la ñu koy tuumal laata rek muy naan comprendrewul sax li nga xamante ne ni moom la def. Moom moomee nag daal dinañu koy déféré ca parquet bu Louga. Leneen Serigne Modou Kara ak ay taalibeem ñoo ngi woon rek si seen état yëpp samedi gannaaw ba gendarmerie wàccee rek si seen centre de redressement ya nga xamante ne ni ñoom la Kara installé ci banlieue bi daal di teg rek loxo gestionnaire yëpp ak éducateurs yi. si noonu nag ñu samp sax ab laaj ni rek ba xam ndax autorité sénégalaise yi dafa am rek lu ñuy reproché Kara sécurité. li ni mel nag cellule de communication Serigne Modou Kara moo ko xamle ci page Facebook am laata rek ñuy naan ña nekk sax ci seen centre yooyu yëpp seeni ay waajur ñoo leen fa indi gannaaw ba ñu tëwee ci seen ngone laata rek ñuy naan centre yi def nañu ay at yu bëri di dalal rek ku nekk. ba tey rek ci boobule xibaar ak bile yoon ay firndeel yu ci gendarmerie indi bu ñu sukkandikoo ci colonel Pape Diouf ay élément wu section de recherche de la gendarmerie dañoo demoon rek Wakam ngir mbirum scooter ya ñu sàcc laata rek ñuy yegg ca gox ba fekk fa ñetti scooter yu ñu sàcc te tamit fekk fa tamit ay doomu aadama ñu seen at toll si diggante fukk ak juróom-ñaar jàpp ñeent fukk ak ñaar ya nga xamante ne nii rek dañu leen doon méttital waaye itam boole kook ñàkk a lekk bu baax si noonu nag nee na la ñu leen yóbbu hôpital principal bu Dakar laata rek ñuy dem si yeneeni bërëb yi comme Guédiawaye bu ñu fekk ñaar téeméer ak fukk ak ñetti doomi aadama ca Malika ñu fekk fa ñaar fukk ak ñaari doomu aadama ak zone B bu ñu fekk téeméeri doomi aadama nga xamante ne nii rek bokk na si juróom-ñaari tout tànk ak benn xale bu jigéen. kenn nag ca ka leen doon garder ñu ngi ko fekk ak rek drogue taxoon mu dawoon ndàkku ji kër Serigne Modou Kara Mbacké laata rek doomam ji di koy jàpp jébbal ko section de recherche bu gendarmerie nationale. ubbi nañu nag enquête si lu ñeel méttital yu ñuy teg ay doomu aadama ak trafic de chanvre indien. ñeent fukk ak ñetti doomu aadama yu ñu jot a teg loxo nag dinañu leen rek jébbal procureur de la république. si ñoom ñooñee bokk na si rek lu tolloo ko juróom-benn ca Wakam fukk ak ñett ca Guédiawaye ñaar fukk ca zone B ak ñeent ca Malika. bu ñu xaymaa nag lim gu ñu séquestré yëpp di leen di méttital ñoo ngi toll rek nee nañ si ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñetti doomu aadama bu ñu sukkandikoo ci colonel bu leeral sax ni rek bu weesoo ñeenti scooter yu ñu sàcc yu ñu gis rek ci seen saytu ya ñu doon def kenn saña doon garder victime yi ñu ngi ko fekkee rek ak juróom-benni paquetu yamba. ba tey ci mbir mi ni mel ci bu communiqué wu tontu bu ñu fësal nag camp wu Serigne Modou Kara Mbacké daal dinañuy weddi rek lu leen gendarmerie nationale di tuumal si lu ñeel rek camp de redressement Kara yi. communiqué boobee nag secrétaire général bi di Mounirou Sarr signé daal dinay weddi tamit rek tuuma yëpp si lu ñu ne gendarmerie dafa fekk drogue ci seen centre yooyee laata rek muy xamle sax ni waajur yi si boppam ñoo leen di indil seen doom yi ngir rek ñu jubbanti leen teg leen ci yoon bu baax ñu indi ko comme leeral si seen communiqué bu ñu fësal. guide waaye itam njiital parti de la vérité pour le développement di Serigne Modou Kara xamle woon na ni sax day woote janook taskatu xabaar yi niki tey rek si altine ji bu 16h jotee waaye nag jotal nañ ab xibaar rek ne daal dina koy annulé neem sax xamuñ ana lu waral rek mu deltu ci gannaaw. ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi fii si Dakar Buzz ma dugg ci langue politique bi doori ko mbirum Ousmane Sonko député bi nag daal
daal dinay rek changer stratégie gannaaw rek ba mu xamlee ni ci commission la gën a gisee boppam que si plénière laata rek muy naan décider na rek définir législature am manière am ngir rek teew assemblée nationale ndaxte rek nit dafa war a yeewu si rek di dox ak lu am ba tax na rek amul njëriñ di dem si ay commission wa ila saa su ne bu kenn jëlee parole ngir critiquer du doon lu dul ay saaga ak i ay yuuxu ci noonee Sonko ne nag mënula nangu rek yenn député yi di am yenn comportement yi laata rek muy naan tey lu gën a am solo si liggéeyu ba député mooy rek mu exercer contrôle bi si action gouvernement bi te rek loolee du am ay simili yi ngay yëkkati ay kàddu ci assemblée nationale ba loolu weesoo Sonko ne nag lu mu nekk di def mooy rek xool fu am ay problème jëbbal si ay question gouvernement bi maanaam dal ay laaj ya nga xamante ne ni daf koy bind ñu tontu ko si délai bu matul benn weer moom moomee sax Ousmane Sonko nee na jot naa déposé ñeenti série question yi mu bind rek ëpp na boobaak léegi weer waaye nag nee na benn tontu rek la ci jotagum. mbir mu ñëpp di ñaawlu la ñu nemmeeku ci assemblée nationale Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bu bokk gis-gis ak rek naataangoom bi di Alioune Badara Diouf bu APR di ay député ñoo fa saagante rek ay saaga yu ñaaw lool laata rek ñuy songoo xeex si waxtu wi lee nga xamante ne nii rek sénégalais yëpp ñu ngi jàkk ci coronavirus bi ak rek lim gu takku yu si ndaw ya nga xamante ne nii ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi lépp nag mi ngi bàyyeeko ci ba Bara Dolly jëlee kàddu rek dal di xam le ni du nangoo def yenn yi ndaxte moom moomee nitu diine la kilifa la ak rek nitu daara si noonu nag naataangoom député bi lee di Alioune Badara Diouf bu APR daal di koy si yokkal rek ak truand kàddu googee nag moo choqué mer lool kii di Mbàkke bi ba tax rek mu tontu ko moom it ne ko su ma nekkee truand sa waajur bu jigéen ak bu góor tamit ay truand lañu ci noonu nag la ñu sangawee comme ay xale yu am juróom-ñetti at di xeex ñoom ñaar sax atte nañu leen rek ñaari yoon dañoo tere woon sax taskatu xabaar ya fa nekkoon ngir ñu filmer boobulee seen Déthié Fall daal dinay rek weddi njiital conseil économique social et environnemental bii di Idrissa Seck moom nag Déthié nee na rek mi ngi prendre acte décision mu Idrissa Seck bi si lu mu ko jëlee ci poste vice président wu parti Rewmi gannaaw rek ba mu defee fukki at ak juróom-benn ci wetam te dara rek waralu ko lu dul sorti bu mu def rek mooy bu mujj ba ci assemblée nationale ci noonu Déthié Fall ne rek mi ngi koy jaajëfal nag bu baax si lu mu ko wóolu at yu mujj yi yëpp laata rek muy leeral ni mësula demandé kenn poste député wa ilaa rek ministre ndaxte moom moomee professionnel la te rek dafa mës a gagné dundam ci privé laata rek muy yokk ci ay kàddoom ni engagement politique am nag mi ngi ko wér rek ba tey ci service su sénégalais yi ci fàttali Idrissa Seck dafa xamle woon rek ni Déthié Fall mu ñu rek proposé wul comme futur ministre dafa dal di mer ba futtu si li ñu fal ci gouvernement bi Yankhoba Diattara ak kii di Ali Saleh Diop. leneen gannaaw commentaire am yi si ab texte bu mu dippee comment vous dire que vous vous êtes trompé te mu publié ko ci déclaration Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre bi Guy Marius Sagna daal dina rek mujjee di jéggalu Serigne Bass ak sénégalais yu ñaawlu sortem boobee yëpp Guy Marius Sagna nag nee na rek ñoom ay sëtu nit yu màgg yu nekk ci Sénégal lañu te rek ñoom waa FRAPP dañoo fonk suñu kilifa diine yi nga xamante ne nii xeexal nañu bu baax a baax suñu réew ba tax rek duñu def lu dul jéem a topp ci seeni ay tànk ba loolu weesoo Guy Marius Sagna ne rek dina doon rek bég lool ci bu gisewee ak kii di Serigne Bassirou Mbacké ak tamit rek ka nga xamante ne ni moo di Serigne Mountakha Mbacké laata muy naan mi ngi jéggalu bu baax a baax képp ku gisee neneen yooyu lee kàddoom mu yëkkati. bés yi ñu génn lañu jot ab xibaar ne rek Aliou Sall da doon sàkku ay ñaan ngir magam bii di njiitu réew mi Macky Sall ngir mu am ñetteelu mandat meeru Guédiawaye bi nag daal dina ci addu la mu ca xamle moo di xibaar woowee ñenn ci presse bi biral dara amu ca laata muy naan en tant que militant wu APR day mës rek attaché wu ci ay directive président wu seen parti bi ci rek boobule sujet. xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ne ni ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daal dinañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté 20 carats Bahreïn ay rek organza ak tamit rek ay 21 carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté 18 carats extra
super extra néonoro pomi kawro biling girodani ak rek versacé ak i rek yeneen yu taaru lool ana ña doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee wat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam-Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal di lay dalal nu ñuy dalalee buur ci salle d'attente ba nga xamante ne ni dañu ko climatiser ndaxte foofee nag client bi moo fay buur waxtaan ak yow ba nga am rek loo bëgg vigile yi daal di lay accompagner ndax rek ñoom ñoo yor sa kaaraange ba keroog nga fay jógee yow mi bëgg nag ci yu baax yooyee moo xam en gros wala détail ma fàttali leen ne bijouterie Jam-Jam 2 mi ngi rek ca marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne mën nga leen woo tamit ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 681 57 38 wa illa ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa illa loo yitewoo di nga ko xam ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam-Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek ci seen alal ci diir bu gàtt lool yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab alal waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam-Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool. comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xabaar yi damay wax jëmale ci mbirum présentatrice bi di Fia moom moomee nag daal dinay choqué internet yu bëri bés yi ci émission boobee mu def ak Lirou Diane nga xamante ne ni daf see exposé rek podium yëpp ci biti comme ni ngeen koy gisee noonu moom moomee sax jot naa wéccante kaddu yu ñagas tamit ak Lirou mu ko ne rek faalewu ko toppatoowu ko te dara jaaxalu ko laata mu koy naan rek lu muy ajjaka ajji mel ni ku koy charmer yëngalu ko ndax moom Lirou Diane gis na lu ne ba loolu weesoo nag Lirou ne ko sax soo nekkoon kilifa doo def tey yi ngay def nii ak sa colin bu bon bile si noonee nag présentatrice ba amul rek lu mu ko tontu lu dul rek nii lay def ndaxte moom moomee jigéen la toll nu ko neex ba tax na rek mel na nu ko neex kon lay dal di def ci noonee Lirou Diane ne ko rek ba ma la xoolee laa xam ne bandi nga mu daal di koy xamalaat ni rek jigéen bu bandi la ñu bëgg tey rek moom la ñuy wër ndaxte sax moom moomee Lirou mu ngi xool podium yi di ciy 15 yooyu lee kaddu nag mu weccanteeg Lirou Diane ak comportement wam moom présentatrice bi doon rek la nga xamante ne ni choqué na ñu bëri ci internet yi. noonu laa yow xuusee ci tàggat yaram doore ko xibaar bu nakari bu dal ci monde football bi ak génnub àdduna ancien footballeur sénégalais bi di Pape Bouba Diop moom nag démb ci dibeer bi la génn àdduna ca réewum France gannaaw rek ba ko feebar tëralee woon moom moomee nag ay atam a ngi tolloon ci ñeent fukk ak ñaar mu demee ndaw lool bu ñu sukkandikoo si ku jege lool Pape Bouba Diop buteur match Sénégal France bi ci atum 2002 feebar bu ñuy wax rek Charcot moo ko daloon di feebar bu doy waar bi nga xamante ne nii rek day faat bu weesoo loolu Charcot doon na tamit feebar ba nga xamante ne nii dalay handicapé loo laata mu lay faat si ñi ñetti wala rek juróomi weer yuy toppandi si diagnostic bi mu mel ni nag li ni mel moo waraloon sax Pape Bouba Diop raaroon lool ci écran yi. ba tey rek ci génnub àdduna kii di Pape Bouba Diop ak bile yoon kaddu yu si frère am bii di Alioune Diop yëkkati moom nag nee na Pape Bouba mi ngi tëdd feebar ñaari at waaye alxames bi ñu génn dal la ko mbir mi sonal ci noonu mu ne nag bés yu mujj yi Pape Bouba bëggul woon rek lu dul ñibbi si Sénégal gannaaw ba ñu waxtaanee woon sax ñëw ngir ñu xool faju bo wolof yi ci noonu Alioune Diop ne nag si la woowee kii di El Hadj Diouf alxames ci ay boori rek juróom-ñetti waxtu ci guddi ngir wax ko El Hadj Diouf xamal ko ni rek am na sax rendez-vous ak njiiti réew mi te dina si profité ngir wax ko laata rek mu koy xamal sax ni njiiti réew mi Macky Sall nee na rek ñu wut ay renseignement ci ay avion médicalisé di ay xibaar bu neexoon lool nee na nag taxoon rek ñu contacter ay compagnie yu ko am ba loolu weesoo Alioune Diop ne sax Pape Bouba Diop woo ko rek ne ko dafa bëgg ñibbi si kut ko kut Sénégal xool rek ci paju bu wolof yi nee na sax niki tey si altine ji la waroon a jot rek résultat yi ngir yónnee ko présidence. ba tey rek ci kàddu ya nga xamante ne ni frère Pape Bouba Diop bii di Alioune Diop daal dina koy yëkkati moom moomee nag Aliou daal dinay dikkaat tamit si ay bëgg-bëgg Pape Bouba yu mujj yi moom nag
nag nee na ba Bouba arrêté rek carrière am amoon na temps mu rejoindre staff technique Racing Club de Lens si rek petite catégorie bi laata muy soobu rek ci benn projet ak moom nee na Pape Bouba di jëlee sax ay engins Chine ñu investir lu bëri ci immobilier bi waaye nag feebar bee ko daane rek dal di gàllankoor lépp laata rek mu koy yóbbu ni ki démb ci dibeer bi mu bàyyi ci gannaawam soxna ak ñaari doom di mbir mu métti lool te daw yaram mu xamle ko moom Alioune Diop. ay mbokk Pape Bouba Diop yu nekk Rufisque tamit nakkar ak tiis bu rëy la ñu yëgee génn àdduna seen doom ji Soukeyna Diop di magam jot naa rek bësanteeg xolam rek yëkkati ay kàddu si kii di Pape Bouba la mu xamle nag moo di tey du jooy Pape Bouba Diop mukk da koy rek ñaanal yàlla si noonu nag mu ne Bouba am na yar am na teggin te mësuñ ko rek dégg ci lenn ba loolu weesoo la yokk si ay kàddoom ni Bouba keroog ba mu signé xaalis bu mu njëkk a jot rek waajuram bu jigéen la ko indil lépp ci moom la ko def doon ka mu déggaloon lool ba si moom sax nee na di sëram ba jëkkëram rek jëndee kër Bouba moo ko ni rek bàyyil ma tabax ko te borom këram sax fonctionnaire la su koy nee na tamit rek Bouba seetaanu leen si seen benn yoon si seen i ay soxla ak rek lu mu mënti doon te kenn tamit ci famille bi mësula am rek lu ko métti ci kii di Pape Bouba Diop ba tax rek ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax. njiital conseil d'administration bu groupe Futurs Médias daal dinay fësal ab bataaxal ci Twitter di rendre hommage ancien milieu de terrain gaynde yi di Pape Bouba Diop. Youssou Ndour nag daal dinay regretter perte bu rëy laata rek muy jaajëfal Pape Bouba Diop ci service ya nga xamante ne nii daal dina koy rendre Sénégal ak Afrique bi yëpp laata rek moom it mu koy ñaanal. àllarba buy ñëw nag la ñuy indi néewu ba Pape Bouba Diop fii si Dakar par vol Air France jëwriñ bu ñu dënk wàllum tàggat yaram di Matar Ba daal dinay xam le ni rek dinañu jël matukaay yëpp ngir rek yëpp jaar si anam bu mucc ayib bu ñu sukkandikoo nag ci Le Soleil vice consul bu Sénégal ca Paris di madame Yaye Awa Diop Mbacké mi ngi rek déggante ak soxna su fi Pape Bouba Diop bàyyi ngir rek coordonné ak moom si démarche administrative yëpp si lu ñeer rek néewu borom këram bu ñu war a indi fii si Dakar bu yegsee nag dinañu ko jullee rek ca juma HLM bu Rufisque laata rek ñu koy jébbal boromam. aywa ma du jëmale ci mbirum Papis Demba Cissé ñu jot rek ab xibaar ni rek ba ñu ko remplacer soxnaam da see mere entraîneur bi waaye nag loolee dara amu ca gannaaw rek ba si soxnaam si réagiré di si indi ay leeral daal di weddi li ni mel ba mu set tey naan rek ana moom mooy kan ba si mere rek wa ilaa joteeg entraîneur bi si lu ñu rek dal di remplacer borom këram gi di Papis Demba Cissé. lamb laa koy tëjee gannaaw ba roi des arènes wootee janook taskatu xabaar yi jot rek dankaafu adversaire am bi Ama Baldé daal dina koy rek tontu ba gannaaw ba mu ci réagiré ci ab vidéo ba mu def nag la Ama Baldé dal di rek xam leen ni wax amul te moom mooy futur roi des arènes ci noonu Ama Baldé na sax ba mbër mi di Alaaji Mbay di naan rek Ama Baldé dina doon roi des arènes kenn gëmu ko woon waaye nag nañu xam ne moom moomee di Ama Baldé mooy futur roi des arènes maanaam daal dina fokkaxti rek couronne bi ci kii di Modou Xarañ Lo. xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ne ni ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daal dañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté 20 carats Bahreïn ay rek organza ak tamit rek ay 21 carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté 18 carats extra super extra néonoro pomi kawro biling Girodani ak rek Versace ak rek yeneen yu taaru lool ana ña doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee waat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg daal di lay dalal nu ñuy dalalee buur ci salle d'attente ba nga xamante ne ni dañu ko climatiser ndaxte foofee nag client bi moo fay buur waxtaan ak yow ba nga am rek loo bëgg vigile yi daal di lay accompagner ndax rek ñoom ñoo yor sa kaaraange ba keroog nga fay jógee yow mi bëgg nag ci yu baax yooyee moo xam en gros wala détail ma fàttali leen ne bijouterie Jam Jam 2 mi ngi rek ca marché Tilène rue 19 angle Blaise Diagne mën nga leen woo tamit ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 681 57 38 wa illa ci
77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa ilaa loo yitewoo di nga ko xam. ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek si seen alal ci diir bu gàtt lool. yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab reçu ba heure rek boo motalee jël sab alal. waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool.